mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di nuyu mboolem ñi fi toog ñëpp waaye di nuyu ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew di leen siyaare di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm. mu mel ni tey ñu ngi fii ci Yëmbal seet si woon ku ñuy wax Serigne Cheikh Mboup ci émission bu ñuy wax loo bëggal sa gox waaye mi ngi daw ci chaîne bu ñuy wax Li Xew TV bëggoon a xam tolluwaayu réew mi fan la ci xelam toll bëggoon a xam tamit tolluwaayu dëkk bi muy gox bi ban xalaat la ci am ak yoon wi nga xamante ni ci la tegu ngir dox jëm ci kanam loolu moo nekkoon sunu jataay tey ji Serigne Cheikh Mboup kon Serigne Cheikh nu ngi lay nuyu di lay siyaar dañ lay bàyyi nga nuyoo askan bi bisimilah. jërëjëf sëñ Moussa salaamaaleykum waa Yëmbal yëpp maa ngi leen di nuyu. à travers ce micro ak plateau bi nga xam ne moo ñu ko offrir tey di nuyoo bu sell nag tàmbalee ko ci képp koo xamante ni bii dignitaire nga te nekk ci dëkk bi bàyyiwuma dignitaire lébu yi parce que ñooñu ñooy cosaanu dëkk bi bàyyiwuma aussi dignitaire religieuse yi parce que aussi am nañ fi quand même ay kilifa yoo xam ne ay kilifa lañu ci wàllu diine yi nga xamante ni bii moom la ñuy def. moom lañuy ci lañuy suñu pas-pas yi ci la ñuy aju donc muy diine yi l'islam ak yeneen xeeti diine yi nga xamante ni bii ñoo fi yem yëpp képp koo xamante ni bi daal yaa ngi Yëmbal te yor fi lu tax ay nit topp la responsabilité boobu maa ngi ciy sukkandiku di la waslu àq di la nuyu te di la ñaanal suñu borom mu egg te nga am ci ndam. jërëjëf Serigne Cheikh loolu am na solo ñu ngi ciy profité waale di nuyu mboolem waa dëkk bi yëpp. comme ni mu ko waxee mboolem ñi nga xamante ne ñoo sancoon dëkk bi ak acteurs yi fi nekk yëpp képp koo xamante ni yaa ngi def lu baax ci dëkk bi luy jëmale kanam dëkk bi ñu ngi ci profité di la nuyuwaale. mu mel ni Serigne Cheikh tey dañ la seet si woon bëggoon am yu baree bari yoo xam dañ ko bëggoon a waxtaane ak yow pour bëgg a xam comme ni ma ko waxee léegi tolluwaayu dëkk bi mu mel ni Serigne Cheikh dama for ci weewu bay ñu wax ni da nga jiite mouvement. ñu bëggoon a xam ndax loolu lu am la wala mouvement bi it bu amee naka la mouvement bi tudd ak lan moo ko tax a jóg. sëñ Moussa wax nga dëgg am na mouvement bu ñu jiitee bu juddu war na am léegi juróom-ñetti weer ci xayma bi bu ñu xoolee këyit yi ñu tàmbali def réunion yi ak tey mouvement bi war na toll ci juróom-ñetti weer mouvement bi aussi mi ngi tudd mouvement Sàkket Wi. Sàkket Wi le mouvement bi tudd li nga wax tam dëgg la man maay jiite mouvement bi man ak ñenn ñi nga xamante ni bii gis nga leen ñu toog tey ci plateau bi mun naa ci tudd ku mel ne Galas Seck mooy coordonnateur bi mun naa ci tudd ku mel ne Moussa Gueye mi nga xam ne nekku fi tey moom tam aussi ci secrétariat bi la nekk. jërëjëf Serigne Cheikh mouvement Sàkket Wi mouvement Sàkket Wi nag mel na ni jaadu woon na ñu xam. mouvement Sàkket Wi ci lan lay dox lu ko tax a jóg mouvement Sàkket Wi ndax mouvement Sàkket Wi dafa aju ci Yëmbal rek wala génn na Yëmbal wala mouvement Sàkket Wi dafa am ci benn parti bu mu sukkandiku wala Serigne Cheikh Mboup day dem ak boppam rek soxla woon nañ xam loolu. Moussa mouvement Sàkket Wi d'abord damay tàmbalee ci tur wi ku dégg Sàkket Wi. te nekk wolof baat bi am na lu mu war a def ci yow mu nekk baat boo xamante ne bi tumurankewul ci réew mi tumurankewul itam ci Afrique gi nga xamante ni bii ci lañ nekk ndax sàkket li jur sàkket daanaka am na garab buñ ci miin wala meññeef buñ ci miin muy dugub li ëpp ci sàkket yi nga xamante ni bii da doon am dugub kon sàkket dafa sax wala xat bantu xat léegi sàkket boobu noonu dafa dem ba mujj gi nga gis ne dëkk yi néeg yi ci sàkket lañ ko daan defar sàq yi nga xamante ni bii ci la ñu daan denc bu ñu bayee ba noppi li ñu produire ay sàkket lañ daan defal wërale ko denc ci denc boobu ñu daan ko wax am sàq sàkket aussi boo defaraan néeg yi ba noppi sàkket ngay wërale mu nekk kër gi benn boobu noonu dina den téeméer wala ñaar fukk wala am composé ab dëkk kon dëkk yi sax sàkket la ñu woon bu njëkkoon
njariñ loolu nga xam ne moom la sàkket wone te nekk ko loolu lañu jàpp ne ñun suñu mouvement bi noonu la wala amee njariñ ci biir askan bi loolu rek la sàkket bi wundu mooy tur bi d'abord waaw léegi nag mu des taxawaayu sàkket wi dafa judd ci commune bu ñuy wax commune Yeumbeul Sud ñu bëgg njariñ li nag feeñ law ci biir commune bi yépp sàkket bi am ay taxawaay ànd ak ay groupement de femmes ànd ak ay mouvement de jeunes ànd ak ay personnes ressources ànd ak ay dëkkandoo ànd ak ay mbokk ñu composé sàkket wi fas yéene lépp loo xamante ni bii dañ koy taxawal ci biir gox bi ñooñu ma lim léegi te ñu composé sàkket wi kenn ku nekk joué ci rôle boo xamante ni bii dañuy xam ne ah nii kat ressource humaine bi ñu yor ñu ngi koy jariñe dëkk bi ñu yor loolu mooy taxawaayu sàkket bi amaana question bi nga posé bi nga waxaale ci biir mu jëm ci ndax sàkket bi dafay dem ci élection yi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal waaw question bi leer na sàkket wi dafa nekk mouvement moom rek xam nga élection yi ren leeragul à 100% ci naka lañ ciy participer xam nañu rek que ne képp koo xamante ni bii da nga bëgg a participer am na benn caution bu ñu lay laaj mais caution boobu sax définiraguñ ko leeralaguñ ko waaye sàkket wi dafay participer ji ci élection yi ñu jëm am na nag nu ñu koy defee parce que am na expérience boo xam ne dépassé nañ ko quand même xam nga Moussa ñun bokkoon nañ ci élection municipale yi passé 2014 kon xam nañu nan la ñuy demee élection yooyu aussi biñ ciy dem dafa am ci mouvement boo xamante ni bii moo ñu bootoon mouvement bu siiw du jar may tudd tur bi ci la ñu demee woon élection yi bi mu jeexee def nañu résultat boo xam ne am na lu mu ñu jàngal am na lu mu ñu won am na lu mu ñu tegtal parce que booba ñun rek ñoo àndoon waaye bii yoon nag expérience bi wone na ne ànd yow rek ci ay élection même bu dul risque aussi nuru na ko. mais sëñ bi dafa mel ni ma déggee nii da nga xaw a ragal dem yow kese ci élection yi am déet. gisuma ci Sénégal benn parti bu ñemeetee dem élection yow rek waxuma la mouvement ma jox la loo mën a jàpp. waaw ci Sénégal. waaw ma limal la fi ñetti parti yi fi gën a mag. waaw ci Sénégal ci histoire. waaw le PS. PDS. waaw AFP. waaw réew mi. parti yooyu ay parti yu mag lañu wax ma ci fukki at yii ñu weesu ci ginnaaw wala ñaar fukki at yii kan kenn ci ñoom moo ci dem ay élection moom rek te demul coalition. ci local yi xam nga bu dee. waaw xaaral rek los non dama lay tontu dama lay tontu mais da ngay nangu li ma lay tontu. élection présidentielle bu ñu jógee mooy tegtale ni ñuy demewaatee ci élection bi ci topp parce que élection présidentielle boo gis dafa am résultat bu mu produire. résultat boobu ñiy demaat ci ay élection ci la ñuy sukkandiku pour xam naka la ñuy demee te ci loolu gisuma kenn ku ci dem ci benn élection présidentielle rocceeku waat ci beru yow rek dem ay élection locale wala élection législative. xam nga yow élection présidentielle ñëwagul ñu ngi ci élection locale. waaw waaw mouvement élection locale la war a def. waaw yow 2014 bi nga demee. waaw am na mouvement yu dem ñoom kese. waaw yow 2014 bi ngay dem yow. merci yow da ngay leeral sax fi ma jëm. lu tax nga génn. yow da ngay 2014 ba pare ragal a delluwaat. da ngay leeral fi ma jëm léegi. parce que 2014 déglul ma wax la. parti yi nga xamante ni bii ay parti yu ndaw la ñu woon. waaw osé woon comme ñun ni ñu osé woon. waaw nekkoon dans une euphorie notoire. waaw ñooñu kenn ku ci nekk résultat ba nga def dalaa mujj tegtal ne dangaa waroon lëkkaloog sa morom. ñun benn lañ ci. ñun demoon. benn lañ ci. da nga may pousser à ce que ma mujj tudd ay tur am na ay nit yu mag yu fi nekkoon yu jiite woon ay parti Mahfouz Baldé dafa demoon moom rek. Moussa Ndiaye le maire sortant. dafa demoon moom rek. Youssou Diop dafa demoon moom rek. et tant d'autres amoon na fi ay mouvement bu tuddoon même waa Yëmbal d'abord dañoo soqi koo ci parti osé demal seen bopp ñoom rek. résultat yu ndaw yooyu sax dafa mujjoon tegtale jàngal leen ñoom ne su ngeen boole woon seeni force yéen a doon dem au perchoir kon ñooñu amu ci kenn nag ku ma gisaat ren ji ku fas yéene demaat élection en solo ci ñii ma la wax
am na ci ñoo xam ne bañ xamee ne ñoom seen résultat bi tegtalewul lu baax dañ caa doxe sax far bàyyi. ñi nga xamante ni bi nag dañoo bëgg a am un parcours politique boo xamante ni bi day projeté wu dans l'avenir ñooñu ñoo mujj am xalaatu ne may ma tuuti ma terminer may ma non dafa am logique bu ma nekk te ma bëgg a may nga may ma terminer ko. parce que dafa am loo xamante ni bi dafa am importance bu capital. ñooñu nga xam ne dañoo demoon ci élection yooyu noonu. dem en solo def ay résultats yu sectionné yu ndaw ay 400 voix 500 voix 800 voix 700 voix 900 voix la somme de ces voix là que je viens de citer rek constitue un résultat bu dépassé ki gagné en 2014 li mu amoon. te expérience boobu bokk na sax tey ci li tax ñun ñuy communiquer encore tey parce que bëgg nañu tey au sortir de cette émission képp koo xam ne dégg nga suñu kàddu nga xam que ne ñu ngi lay invité à une grande réflexion autour d'une coalition boo xamante ne bii ces composantes que je viens de citer ñooñu ñoo koy def pour maintenant aspirer génn Yeumbeul ci griffe ñi ko yor. da nga bëgg génn Yeumbeul ci griffe ñi ko yor. si ci griffe ñu ko yor parce que conseiller municipal là je suis un conseiller municipal te xam naa ne Yeumbeul mën naa def lu weesu li mu nekk. Yeumbeul mën na def lu weesu li muy. loolu nag li muy laaj émission spéciale la boo xamante ni bii dama bëggoon. waaw buñ ci génnee ñu dem ci loolu. waaw léegi. dogguma ne da nga ni Yeumbeul mën na def lu weesu li muy def. kon yow Yeumbeul bu fekkente ni mën na def lu weesu li muy def kon yow bokk nga ci ñi nga xamante ne yaa te Yeumbeul def lu ëpp li muy def de ndax yow conseil municipal nga. waaw yow waa Yeumbeul dañ la fal. waaw nga bokk ci ñi war a doxal Yeumbeul. kon bu fekkee Yeumbeul war na def lu ëpp li muy def kon yow am nga ci part de responsabilité. xam nga man conseil municipal la. waaw mais dama bëggoon nga dem ci maire bi nga xamante ni bi ci laa nekk conseil municipal. nga laaj leen Cheikh Mboup ban taxawaay la am ci conseil municipal bi dama bëgg loolu nga dimbale ma après nga def micro trottoir boo xam ne da nga koy jagleel ñi nga xam ne c'est des conseillers municipaux comme moi nga tàllal leen sa micro nga ne leen Cheikh Mboup ban taxawaay la am ci conseil municipal yu Yeumbeul Sud. da nga jàpp ne am nga ci taxawaay bu am solo daal yow ci conseil bu wër municipal yi. xam nga saabu du fóot boppam saabu. mais loolu du fóot boppam. mais loolu. yow bu fekkee am nga ci taxawaay bu am solo kon Yeumbeul li muy def doy na. Yeumbeul li muy def. doy na parce que yow conseil municipal nga macha allah sa xel baax na léegi yow bu fekkee waa Yeumbeul dañ la fal ba noppi léegi Yeumbeul ñu jàpp ni war na def lu ëpp li muy def kon bu ñuy soppi wala ñuy changer wala ñu jàpp ni Yeumbeul doxul Cheikh Mboup am na ci wàll. question la boo xam ne mën naa ci d'accord ci ay fànn ba pare taxaw si ci ay fànn. parce que gestion boo xamante ni bii da ngaa contribuer ca ña cay xalaat rek comptable nga ci gestion boobu noonu te gestion boobu noonu nekkuma dans une logique de critique su ma nekkoon dans une logique de critique dina am nu ma koy waxee waaye man dafa bari lu gestion bi def loo xam ne sama xalaat la kon li nga ne. am naa ci responsabilité dama koy nangu waaye nag li ma la wax ne la Yeumbeul mën na projeté wu waat ci ay avenir yu gën yi mu nekk loolu képp ku dëkk Yeumbeul te di noyyi te gis Yeumbeul ni mu mel xam nga ne loolu wax ju wér la. responsabilité bi. waaw mooy li Yeumbeul war a def te def ko li nga xamante ni conseil yi waa Yeumbeul dañ leen a fal ñu war koo def te defuñu ko. loolu laa wax ni am nga ci responsabilité. déggoo li ma la wax gestion boo bokk. waaw gestion boo bokk comptable nga ci gestion boobu noonu waaye gestion tam soo ko jiitewul da nga ciy am ay responsabilités limitées wala déggoo ma. mais dañ la fal de. waa Yeumbeul dañ la man maa laaj pour ñu fal ma. waaw ma dem nekk fa. waaw léegi nag taxawaay bi nga xamante ne xam nga lan moo ma doon xam nga lan moo ma gënal ci sa question bi. sa question bi dafa amul lu mu touché directement loo xamante ni bii loolu mun c'est une question boo xamante ni bii daf may tourner loo autour d'un pot waaye man li ma la wax doy na sëkk loo xamante ni bii soo si jàppee dama la ne conseil municipal bi même maire bi ko jiite xam na ne Cheikh Mboup daa am taxawaay ci conseil bi. waaw léegi pour être clair. léegi baax na kon dañuy continuer léegi sàkket bi xam nga sàkket comme ni nga waxee léegi sàkket dafa baaxoo am ay xeer yu koy téye. est-ce que sàkket bi dëgër na tamit. lool
sàkket wi mën naa laa limal ay gox yi mu am à l'heure actuelle yoo xamante ni bii foo fa demee da nga fay fekk élément wu mouvement sàkket bi. ci yëmbal si dugub. gis nga kii la fare ndi joor Ousseynou Thiam la tudd PDS la nekkoon xam nga fu mu dëkk fi commune bi yem ci wàllu limite géographique ca école Khalifa Ababacar Sy foofu la yem kii foofu la dëkk. PDS la nekkoon laa wax ay wolof laa wax. waaw nekkatu ca léegi. waaw laaj ko ndax moom ca la nekk wala déet mais daal man wax naa la ne la moom PDS la nekkoon tey yaa ngi koy gis nii ak ensemble am ci biir mouvement sàkket wi mu participer à l'émission te wax naa la fi mu dëkk xam nga foofu ak fii war na mat 2 kilomètres 500 kii fi mu dëkk. ayca léegi dama ne waaw léegi ba léegi ñu ngi ci laaj woowu noonu maanaam xer wi yi nga xam ñoo war a téye sàkket yi ndax sàkket wi dëgër na boo jàllee ci PDS nga ñëwaat ci. kii kenn la ci xer yi. APR wala PS. gis nga kii la fere ci wàllu càmmoñ nii. waaw Pape Demba Thieloo la tudd. waaw moom fu mu nekkoon. moom mi ngi dëkk ci limite géographique gu commune bi li ko séddale ak Géejawaay fa la dëkk Pape Demba Thieloo la tudd mouvement sàkket wi la bokk. ban parti la jóge. moom APR de la bokkoon. la bokkoon. waaw kon moom bi muy jóge APR di ñëw fekk na mu bàyyi doog a ñëw APR daal la bokkoon ay olof laay wax. xam nga tey émission la ñu nekk te émission bi dañu ko limité woon ci ay nit yoo xamante ni bii ñoo ci war a participer yéen sax wax ngeen ma ne ma ñi ci ñëw dafa bari. waaw ñi ma indi ci émission bi nee ngeen dafa bari. waaye mënoon naa toog fii di la limal boo demee Afia. am nañ ñu nekkal Afia. soo jëlee mbedd Thierno Ndiaye bu mag bi nga xam ne mooy dem ba Afia. quartier boo fi dugg am na élément sàkket bi bu fa nekk. parce que bul fàtte ne yaa ko wax léegi demoon nañu ay élection te élection yooyu am na particularité bu ci nekk ba ñu ciy dem base yi ñu tegoon ak maillage bi ñu defoon bokk nañu ci ñi nga xam ne dem nañ ci élection bi te amuñu zéro ci benn bureau de vote. loolu li muy tekki loolu li muy tekki mooy que ne ñun suñu base yi dafa tasaaroo ci biir Yëmbal